salaamaaleykum mbokki xibaaru guddi si li si nar a gën a fës. Birama Ndiaye. bokk na ci li ci nar a gën a fës coowal kile di Ousmane Sonko pënd ba wuréegul niki ëllëg nag la ñu fës yéene toog li leen di commission ad hoc ngir rek daal di ci addu ci assemblée nationale laata loolu farandoo yi nag ñoo ngi gën di wéy di ko jàppal tànk bokk na ci àndandooy Khalifa Sall yu nekk foofee ca département bu Pikine ñoom nag jàpp nañ ne nag kile di Ousmane Sonko dañ ko bëgg a néewal doole comme ni ñu defoon seen njiit. loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi lay doon ci ki sànq itam ci bëccëg jàpp nañu kii lee di Abbas Sall ak Fatima Mbeng nekk gune yi nga xamante ne dañoo bokk ci Pastef demoon foofee ca Cap Manuel ngir rek daal di nemmeeku seen ñoon yi nga xamante ne dañ leen faa daal di tegub loxo. dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ci booba jamono parti démocratique sénégalais jàpp ne nag ki lee di Ousmane Sonko ñàkk matadi ak it ñàkk ànd ak sagu moo tax ñu daal di ko piéger ba tax rek li ko dal daal di ko dal wante ak nu mu mënte demee ñoom daal nañ ci yëkki ay kàddu ci noone dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar jeexale ko ci wàllu lu gënoon a fës ci ayu xibaar ci ayu bés bi ñu ànd ceeg Alassane Wade mi fete ci xarale gi. Sud FM. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teelu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo dibéer fukki fan ak ñeent ci weeru février atum 2021 déwén bisimila ci xibaar yi ñu dooree ko ci coowal Ousmane Sonko mi pënd bi wuréegul niki ëllëg nag la ñu fas yéene toog commission bi nga xamante ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllub mu rip mbalaanu kiirlaayu député boobee ci assemblée nationale lañ ko daal di amal niki ëllëg lii leen di commission ad hoc bi lañ koy amal biñ ca noppee ñaari fan maanaam àllarba nag la ñuy daal di togg foofee ca plénière assemblée nationale xool ndax dinañ ko muri am déet ak nu munti demee kuje gi ñoo ngi wéy dem bootu ci ginnaaw Ousmane Sonko ak ay àndandoom firnde li bokk na ci foofee ca Pikine niki tey jii ginnaaw conférence de presse bi nga xamante ne nag waa PASTEF ñoo ngi ko fa doon def waa taxawu Sénégal ñoom jëw nañ jàppal seen tànk kii la di Ousmane Sonko ak ñu mu daal di àndal jàpp ne nag nguur gi li bi fi nekk dafa jóg rek ngir daal di fàggagal képp ka nga xamante ne nag jóg na taxaw ci kanamam ngir rek daal di ko diir mbagg loole nañ ko daal di xamle comme niñ ko defee ay yeneen i nit ñu teewlu kenn fa ñoom di Ibrahima Anne mu nekk coordonnateur départemental bu taxawu Sénégal ca Pikine ñu teewlu ko. tey dañ fi ñëw ñu ànd ak suñu ay yenn coordonnateurs yi parce que mënoon nañ def maanaam département bi commune bu nekk kenn ñëw mais comme avec les mesures barrières ak li ñu wax pour respecter ko moo tax ñu ni léegi dañuy ñëw ak certains responsables yi nga xamante ni ñoo ci nekk. loolu bu ngeen gisee ñu taxawee ko parce que ki nga xam mooy suñu président di Khalifa Ababacar Sall ba mbir mi taxawee dafa ànd ak délégation dem ci Sonko defal ko wan ko solidarité bi nga xamante ni moom la am ci moom par rapport ak li nga xam moom moo ko dal. et kon bu fekkee ni noonu la demee ñun bu ñu yegsee aussi ñu bokkandoo ak yéen fii ci département de Pikine laaj na tey ñu nit di nga xamante ni moom la suñu leader taxawu Sénégal di Khalifa Ababacar Sall def ñu def ko par rapport ak yéen au niveau du département de Pikine ñëw marqué ci suñu solidarité. ndax yéen ñëpp xam ngeen ni fii ñu nar a jaarale Sonko am na foo xamante ni jaarale nañ fa Khalifa Sall ndax régime bi nga xamante ni moo nekk suñu kanam lu mu gëm mooy rapport de force lu mu gëm mooy jël lépp li arsenal juridique def ko muy kattanam bugg ko nootee opposition bi. tey jii nag li nga xamante ni moom la def Karim Wade ba fexe bu du taxaw def ko Khalifa Sall tey jii duñu toog di xaar mu koy def Sonko puisque dëkk dafa war a am opposition mooy defar dëkk. moo tax tey jii ñu ngi leen di wan ni leen ñëw nañu seen wet marqué suñu solidarité à votre endroit wan leen ni leen waxuñ dañuy taxaw seen ginnaaw mais dañuy taxaw seen wet lépp loo xamante ni stratégie la yoo xam dañ ko war a développer pare nañ taxaw seen wet pour ànd ak yéen pour xeex bi parce que tey jii démocratie moo nu tax a jóg xeex état de droit moo nu tax a jóg Macky Sall moomul réew mi dañ koo dénk réew mi il faut que ñu gëm ni waruñ ko bàyyi mu def loo xamante ni lu ko neex lay doon looloo taxoon ni ñëw fi ànd fekk vraiment délégation bi nga xam moom la ñu àndal. ci ndaje boobee nag lu ñuy jeexal ndaje boobee nag la waa takku der yi ñëw rek ngir daal di leen xamal ne
amuñu woon droit daal di am ab ndaje boobe wante nag laata ñu leen fay daal di yëkki jot nañu wax li nga xamante ne moom mooy seeni kaddu ci coow loole la ñuy des niki tey jii kile di coordinateur Pastef bu Ndakaaru di Abbas Sall ak Fatima Mbeng la ñu daal di tegub loxo dik moom moo ko daal di def ginnaaw bu ñu demee foofee ca Cap Manuel ngir rek ci seeni kaddu yóbbu ay lekk ña nga xamante ne jot nañ leen fa tegub loxo ci ñaxtu yu amoon niki altine gële ñu génn ñu teewlu kile di maître Abdoulaye Tine ci jokkoom ak El Hadj Malick Ndiaye Abdoulaye Tall. il paraît que Abbas Fall dafa mooy coordonnateur Pastef Dakar dafa àndoon ak Fatima xam nga jamono ñi ñu jàppee suñuy militant yóbbu leen central def leen fa jëf yi ñaaw yooyu ñu leen jëf ba pare yóbbu leen prison ñoom ñaar ñoo doon leen yóbbul lekk ñoo leen doon yóbbul naan ñoo leen doon yóbbul ay yëre tey jii comme weekend la ak restriction yi nga xam ne ñoo am ci biir prison yi moo tax ñoom ñu demoon ci weekend bi yóbbu leen lekk ak yóbbu leen ay yëre ba ñëwee foofu il paraît que ci lañ njëkk a jàpp ku jigéen ki muy Fatima ñëwaat jàppaat Abbas Fall dégg naa nag waa division des investigations ñoo ko jàpp may wax ni li ñu leen def nii enlèvement la li ñu leen def nii prise d'otage la te je pense que Sénégal méritewul lii Macky Sall ak régime am nañ ànd ak plus de responsabilité ministère de l'intérieur ñu ngi koy interpeller mu cesser li muy def je pense que li muy def honoréwul état de droit bi ñu nekk li muy def rafetulul image du Sénégal li ñuy def tentative de musellement la di jéem a xoxatal ak yee fitna te yaakaar naa waa Pastef taxaw nañ dinañ jàmmarloo ak ñoom ci yooyu ñuy def noonu nga xam dañuy violer seeni droits de l'homme loolu baaxul ma leen di ñaan ñu bàyyi leen le plus rapidement possible parce que lii ba fu mu jëm nag xam nañ ni du neex xamaguñu lu ñu leen di toppee ak lu ñu leen mën a toppee ñoom defuñu fi loo xamante ni war nañ leen a mën a arrêté dama ni ñoom defuñu fi loo xamante war nañ leen a mën a arrêté dégg naa nag ñu ni plainte bi nga xam ni benn avocat bi ñu doon wax ni moom lañ cité woon non bokk na ci mbir mi il paraît que plainte boobu dégg naa ñu ni moo tax ñu arrêté mais de toute façon am na avocat bu fa nekk sur place pour ñu dem vérifier lan lañ leen taxaw lañ leen arrêté te dañuy jàpp ne arrestation bi c'est arbitraire c'est illégal c'est un enlèvement et c'est rien d'autre qu'un enlèvement te enlèvement nag war na am ci état de droit yi nekkuñu Mexique nekkuñu Colombie Sénégal amul ay milices dama ni nañ delloo si seen xel ñi jiite réew mi nañ delloo si seen xel te xam ne li ñuy jéem a jàllale du jàll incha allah du jàll te dinañ jàkkaarloog ñoom ci loolu. ci fànn boobee la ñuy des parti démocratique sénégalais daal na ci àddu jàpp ne nag moo ngi méttit lu taxawaay gi nga xamante ne dañ ko def ngir rek daal di faagaagal adversaire politique jàpp ne itam ki la di Ousmane Sonko ñàkk tey ak ñàkk am xam-xam bi war moo tax ñu daal di ko tegal ndëgg sërëx loole la waa parti démocratique daal di xamle ndëgg sërëx loole nag tax na rek ki nga xamante ne moom mooy ki muy jaamarloo daal di ko téye ngir rek mun a am fa nga xamante ne foofu la koy daal di njatt parti démocratique sénégalais nag moo ngi ñaawlu li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub ñori gi ñu fas yéene def li le di mbalaanu kiir laayu Ousmane Sonko di député boobee kii ko xamle di président Abdoulaye Wade secrétaire général national bu parti démocratique sénégalais ñeneen ñi ci daal di yëkki bokk na ci commission stratégique M23 ñoom la ñëw sàkku bokk na ci procès bu jaar yoon ñu bañ a salfaañe ak ñaar ñëpp di Adji Sarr ak kile du Ousmane Sonko noone lañ ko daal di xamle ci communiqué ñu teewlu Abdourahmane Sow moo nekk seen njiit ñu teewlu ko. tuuma yi teg ci honorable député président parti Pastef monsieur Ousmane Sonko. moo dal ci kawam mu am koo xam ne daf ko jiñ siif ba pare ne daf ko dig ne da koy rey mu nekk coow lu rëy loo xamante ni indi na fi fitna bëri yoo xam ne ñi ngi koy déplorer di ko dénoncer ñun ñi ngi ci jàpp ak dóor yi ñu ci dóor ak taal yi ñu ci taal ak coow li yëpp ñu ngi koy naqarlu parce que wax dëgg yàlla jamono ji war nañ tal leneen lu dul ay dóoranteeg ak ay fitna wante nag mu nekk lu am solo loo xamante ni dañuy COS M23 dafa jàpp ne que état de droit lañ ne état de droit mooy ay loi ñu tënk réew mi mu am une partie bu ñuy wax Adji Sarr mu jàpp ne dañ koo teg lor mu dem ca yoon ñaxtu foofu kooku dafa am ay sañ-sañ ay droit yoo xamante ni loi Sénégal jox nañ ko ñi COS M23 ne boobu mooy benn nañ ci bàyyi xel ne que ku mu mënti doon ci réew mi fii suñuy ay loi daf laa sàmm daf la jox ay sañ-sañ jox la ay droit yoo xamante ni kenn waru ko salfaañe kon Adji Sarr nañu respecté ay droit am kenn waru ko salfaañe même bu dee am na ñoo xam ne dañuy xel ñaar wala di weddi li mu wax ñun suñu état bi ñu santaane ci loolu la ñuy xeex suba ba ngoon mooy ni ko dañu war a respecter droit nit yi te moom dafa am ay droit mais yeneen i droit yoo xam ne ñu ngi koy kaas ñu respecté ko mooy droit wu monsieur Ousmane Sonko di président parti Pastef nga pare nekk un député élu par le peuple sénégalais mun na am dayo boo xamante ni moom la yor mu am ay privilèges yoo xam ne moom la ko loi Sénégal jox donc buñ nangu ñu salfaañe ay sañ-sañam di ko tafee
bëgg ko teg lor ba nga xamante ni droit yeeg sañ-sañ yi nga xamante ni moom la ko statut am jox ñu bañ ko en tout cas salfaañe loolu moom du ko kenn nag beneen ba ci des mooy bu dee dañ dem boo yegg ci procès na nekk procès bu libre procès bu transparent procès bu équitable parce que tamit nañ waxante dëgg bokk nañ ñun ci ñi nga xamante ni yàgg nañ dénoncer secteur judiciaire Sénégal ni muy doxee yàgg nañ dénoncer ay manquements yu grave yoo xamante dañ koy seetlu ci gestion dossier yi c'est-à-dire kii des fois ci état bi la bokk kenn du xam ni muy demee wala tax yëngal lay doon kii adversaire politique la ñu teg ko tuuma fabriquer ay preuves wala def lu leen neex wala violer procédure yooyu dañ ne dafa war a dàkk beneen bi ci des nag mooy bu dee état Sénégal dafa bëgg profiter wala bopp dafa am ay acteurs yoo xamante ni dañu bëgg profiter ci situation bi pour def complot ak liquider un acteur politique loolu du dëgg du yoon te bu ko benn as sénégalais nag. ngeen fi wéy di fi taataan xibaar yi ginnaaw bu fukki simili ak ñett tegoo ci juróom-ñeenti waxtu ñu dem foofee ca Tiwaawoon xayma la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu campagne njaayum gerte producteur yu nekk ca Ñaaxeen département bu Tiwaawoon nag gis nañ ne daal di nañ taxawal lu ñu duppee concept benn kilogramme gerte benn kilogramme ceeb ngir rek ñu mun a moomal seen bopp ci lu ñuy dunde séddale jiw jooje nag ñoo ngi ko daal di amal ci jamono sa nga xamante ne gis nañ ne nag la fay jumtukaay dafa daal di màgget ba xobi daas Babacar Sow. saytub njaayam gerte gi ci at mi ñu nekk baykat yi nekk fële nga xam ne moo di ca Ñaaxeen tàmbale nañoo tëral seeni doxalin ci at mi di ñëw ñu nemmeeku ci li ñu jàpp ni nguurug Sénégal war na lañ cee dimbali moo di benn kilo gerte gu nekk mën a jar benn kilo ceeb ngir ñu mën cee dundal seeni njaboot di baykat yoo xam ni ñi ngi ñaax nguurug Sénégal mu daal di tollale ñaari njëkk yi ci juróom benn fukk ci at mi di ñëw ngir dund gi mën a yemb ci biir kër yi loolee tax na sax ba baykat yi nekk ca Ñaaxeen di ŋaññi bu baax a baax teewaayu opérateur chinois yi ci biir tool yi nga xamee ni fa la ñuy dem di jënd gerte gi ak jafe-jafe yi mu leen di àndil Adama Ñang di wax ci turu baykat yi nekk ca Ñaaxeen. danoo bëgg maanaam gerte foo jaay kilo gerte dem jënd kilo ceeb waaye bu fekkee ne da nga jaay kilo gerte dem doole waat ci laneen ca bitig ba loolu nee na baaxul ci baykat nañ na ko maasee ren juróom benn fukki dërëm moo nu gën a nun baykat yi te loolu la ñuy ñaan président Macky Sall waaw kilo gerte kilo ceeb ren kilo gerte kilo ceeb loolu mooy développement loolu lañ bëgg chinois yi ñu ngi jógee Touba di ñëw ku jënd si dañuy dawal seen oto ba egsi ci biir sa tool jënd li nga yore man day maa ngi ñi ma jéggal yëpp dañoo jaay ci circuit normal bi muy sako yi ci arrondissement Ñaaxeen fekkee ne dañoo jël lépp ñu évacué ko dem duñu am diw boo xam ne moom la askan wi lekk fekkee ni lépp daa dem en Chine ñun ñi nga xam ne béykat yi duñu mën a am ràkkal duñu mën a am dara kon nag nan jaay sego yi bu ko defee lépp desaat ci réew mi buñ topp chinois yi te chinois yi nag seen intérêt la ñuy topp nan topp suñu askan di producteur yoo xam ne yi nee nañu daal bëgg nañu itam ci campagne bi di ñëw ñu daal day séddale jiw bi ci ni mu gën a teelee rawatina li muy àndal waaye itam soppi li nga xamee ni moo di jumtuwaay yi ñu liggéey ci biir tool yi ndaxte yi fi nekk dafa màgget ba xobi daas Adama Ñang lañ ci déglu gerte gi na teel a ñëw bañ gis qualité semence bi ni nga xamee ne ni maanaam dégg nga daal na ñëwee noonu ñu ñëw noonu parce que fi mu ne ñu ngi évacuer gerte gi war a indiwaat geneen gerte kon nag gerte gi daa war a teel a ñëw ba xam ne muy mel mais bu fekkente ne ci Modou Fall la ne suñu xel dal na engrais na teel a ñëw te woyof subventionné na ko ba mu gën a woyof matériel agricole amul woon daaw nañ ni ko teel a indil matériel yi fi nekk màggat na kenn mënatu ko def mi ngi yàq mbay bi na repasse bi teel a ñëw woyof ci jur taxaw béykat yi yàlla def leen jàmm Tivaouane Babacar Sow dañ ca jokko kenn fii ci Ñaaxeen pour Sud FM. Babacar Sow ñu àddu ci li lëmbe àdduna bokk na ci mbas mi professeur kii la di professeur en médecine nekk conseil spécial njiitu réew mi jàpp na ne nag faaw ñu daal di fexe andi ñekk bi ndaxte gis nañ ne nag amut benn loraange ba nga xamante ne daal dinañ ko nemmeeku ci fànn boobule moom nag moo ngi ko daal di xamle ginnaaw bu mu doon séddale ay masque ak ay jumtukaay yu demee noonu la foofee ca commune am ba di Kër Bakka professeur Mamadou Ba ñu teewlu ko ci jokkoom ak Adja Awa Thiaw. vaccin yi man li ma leen di njëkk a wax mooy vaccin yi c'est des vaccins sûrs efficaces donc yu wóor la te ba pare day aar loolu la ñuy xaar ci vaccin léegi nag effet secondaire yi li nga xam ne boo ñàkkoo mun nga koo yëg sa yaram loolu lu néew la daanaka ñii ñëpp ñun ñi fi nekk ñëpp man pédiatre la day vacciner ay xale ba pare gis ne keroog xale bi dafay toog di jooy parce que xëy na fi ma ko jamoon day métti xale bi léeg-léeg mu am tuuti yaram bu tàng loolu aussi la mais li ma leen mun a wax mooy mosuñu ci gis ci vaccin yooyu yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi leen di utiliser benn vaccin bu joxe benn effet secondaire bu ñu wax grave mooy nga vacciner nit ki mu xëm wala nga vacciner ko mu def arrêt cardiaque amul donc vaccin bi c'est des vaccins efficaces c'est des vaccins sûrs kon li may ñaax nit ñi mooy ñun ñëpp ñu dem vacciner wu
parce que loolu kat moo mun a tax ñun en dehors mesure yu ñu def déjà ñun ñëpp ñu ngi ciy xarañ di def kii loolu mooy mun a yokk tax ñu mun a endiguer stopper virus bi buute ko kon il faut vraiment ñun ñëpp ñu jàppandoo vacciné wu. loolee di kaddu professeur Mamadou Ba mi doon yëkki ay kaddu nekk professeur en médecine nekk itam maire bu Kër Bakka doon àddu noonu ci wàllub mbas mi le mbas moomee sax la ñuy des ndaxte nag foofee ca diocèse bu nekk ca Saint-Louis gis nañ ne nag ñoo ngi sàkku ci fidèles yi ñu daal di fonk tegtal ya nga xamante ne kër docteur daal dina ko santaane ngir rek daal di moyu bu baax a baax li lee di mbas mi. Monseigneur Ernest Sambou nag jàpp na ne fi mu ne nii yëf yi nag dafa gën a jéggi dayoo ndaxte saa su ne nit ñaa ngi ñàkk seeni bakkan ak itam di ci feebar moom nag moo ngi ko daal di xam ne ginnaaw bi ñuy amal li leen di fête patronale paroisse Notre-Dame bu Lourdes bu nekk foofee ca Saint-Louis. Abbé Louis Gomis curé wu paroisse Notre-Dame bu Lourdes moo ci àddu ñu teewlu ko ci jokkoom ak Yves Tendeng. voilà tey jëlee ñu ngi xumbal xewte bu mag di xewte bi ñuy sargal te di màggal sunu yaay di Notre-Dame de Lourdes di ndayu suñu musalkat Yeesu Krista mais su tey bile suñu kilifaw jàngu bi moo ko jiite di Monseigneur Ernest Sambou Monseigneur bi muy waaree mbootaay bile ne xamal nañu ne ñi ngi ci jamono bu métti ci jafe-jafe yu métti ndaxte mënatuñu daje màggal suñu borom xumbal nañ ko doon defee waaye méttit boobule taxul ñu saalit mi ngi ñaan bépp mbindeef bépp nit bi nekk file mu topp ndigal yi ñuy aar ci feebar bile ci jamono mbas bile te ndigal yooyu le dinañu mën a may ñu génn ci mbas bile ni mu waree ci kattanu suñu borom yàlla looloo tax tey jile suñu kilifa jàngu bi di Monseigneur Ernest di ñu sant ñu gën a ñaan yàlla te gën a wéy di topp ndigle yi nga xam ne yooyu lañ ñu jox ndax ñu mën a génn ci mbas bi continuer di ñu teg ay jafe-jafe teg ñu bare saalit teg ñu bare méttit te bu soobee sunu borom bu soobee yàlla dinañu génn bu gaaw ci méttit yooyu lee donc digle yi mooy ñu sol masque di. voilà donc digle yooyu mooy yi ñuy wax maanaam ñu moytu ndajaloo bi ñu itam di raxas sunuy loxo waaye itam ñuy sol sunuy masque te di moytu lépp li nga xam ne mën nañu jëmale ci feebar ni ñu koy déggee saa su nekk. di kàdduy curé bu paroisse Notre-Dame de Lourdes di Abbé Louis Gomis. niki ci bëccëg itam musiba moo daal di am ci dem beeg dikki bi foofee diggante Bambey ak Diourbel ñetti woto ñoom ñoo fa daal di mbëkkante ñeenti nit ñàkk ci seen bakkan fasaasa juróom-benn jële ci ay gaañu gaañu Adama Ndiaye. ñeenti bakkan moo rot am juróom-benni doomu aadama yu ci jële ay gaañu gaañu ñeenti seen gaañu gaañu metti loolu la ñu nemmeeku ci accident bi nga xamante ne am na ci route nationale numéro 3 ci wetu Kër Dame Cissé. digganteem ak Bambey tollu ci fukki kilomètre mu di ñetti woto yu nga xamante ne dañoo daje ba indi li ni mel ndax benn auto particulier ñu gën koo xam ci Allo Dakar moom la benn ruwam daal di toj mu gàttandu beneen auto 7 places bu nga xamante ne moo doon ñëw ci wàll auto boobu sax dafa mujj fël ab bus li nga xamante ne noonu la auto ya mel ndax ay carcasse kese seti looloo wone rek ne choc bi metti na chauffeuru 7 places bi ak benn passager faatu nañ ci oto boobu am ñeneen ñu nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ci oto Allo Dakar bi mu di ñaari nit président bu regroupement des chauffeurs bu Njaareem Serigne Sall di ñaan ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu transport mu indi ordre ci li nga xamante ne mooy secteur bi ndax nee na daal mënatuñoo accepter ay oto ya nga xamante ne amuñu këyit di indi ay accident boy faat ay nit blessé yi nag yóbbu nañ leen fi nga xamante ne mooy hôpital Heinrich Leucke bu Njaareem te ñi ko def ñoo di waa sapeur pompier ñii nga xamante ne ñooy néew yi ñu yóbbu leen ci morgue ba Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. tàggat yaram Ligue 1 Malick Daaf daal dina jóge ci bangu jaraaf mi nga xamante ne nag moom moo ko daal di jaarale ci xarala yu yees yi ñu duppee ko tweet jàpp na ne nag kile di Malick Daaf nekkatul entraîneur première équipe boobee club bi nag dina ci àdduwaat ci fànn boobule ci fan yi ñu dëgmal noone sax lii la di jaraaf moom moo daal di dóor lii la di FC Platinum benn bal ci dara
victoire boobee nag bu ñu sukkandikoo ci Amadou Diop Jaraaf dafa joxe boppam ngir rek mun a am lile di ndam loole ñu teewlu ko ci jokkoom ak El Hadj Malick Ndiaye. waaw d'abord alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. di ko sant di ko gërëm baax di julli si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que bul woon mais xamoon aussi li ñuy voyage bi gudd na match bi si boppam xamoon nañu ni première mi-temps bi mooy lépp mais nañu fexe ba gérer ko parce que xale yi sax ñoom aussi yëg nañ ko parce que bi ñu ñëwee si vestiaire yi ñenn ñi dañuy wax ni seen dënn yi day bëgg a toj bon ñun man mii jotoon naa fi joué xam naa en altitude comment ça se fait comment ça se passe donc on savait que aussi bu ñu jotee suñu deuxième souffle rek Jaraaf bu déroulé am na chance si match bi te loolu jot nañu jëriñ parce que jot nañu jàng équipe bi mais bi ñu ñëwee deuxième mi-temps plus changement yi gis nañ beneen visage du Jaraaf et sur ce ñu contrôler match bi ba def daal ñu gagné mais damay wax lii rek ni mbir mi jeexagul ñun ñoo gagné yàlla ubbil nañu kii bi dañuy continuer liggéey bi rek gën a liggéey pour tour bi ñu mun si qualifier mais duñu bàyyi dara fu nekk ni victoire bi def naa ni biñ génnee si ba génn na suñu bopp pare nañ léegi ñu jublu semaine bi écart une semaine la dimanche bii di ñëw la ñu war a jouer waat suñu réew donc si diggante bi dañu war a voyager voyage bi dina lekk 2 jours donc li si ëpp rek mooy ñu commencer sereinement boole doole yi Sénégal yëpp jàpp ci ñu daal di qualifier. Stade de Mbour niki tey ji mu dóor Mbour Petite Côte benn bal la ñu daal di dugal loole Stade de Mbour nag gën a dugal li la di Mbour Petite Côte ci ñaareelu moitié wu tableau boobe fi mu ne nii nag daal dina yéeg ci podiumu classement bi ñu dem ba Mbour fekk fa Moustapha Sall. Stade de Mbour moo jël ndam lii ci jongante bi nga xamante ne moom la doon amal ak Mbour Petite Côte benn bal ci dara. moom la waa stade yi dóor waa MPC entraîneur bi di xam ne ñaax yi nga xamante ne ñaax na ko ay xaleem laataa jongante bi moo tax gone yi am taxawaay gu ni mel Mamadou Gueye. li ñu leen waxoon mooy nañu def tout ba bal bi bu ñu ko yoree na nekk ci camp waa Mbour Petite Côte mais dama ne xale yi dañoo xawoon a yàkkam moo tax mënuñu dugal bi ndax booy xool ñu ngi commencé woon si benn 4-4-2 après ñu changé def benn 4-3-3 boo xam ne moo ñu permettre si 5 dernières minutes yi ñu mën a dugal bii bi avant match bi li ñu leen waxoon mooy ne tey ab derby bi nekkul match boo xam ne dañ koy jouer bien vrai que sax dinañ ko jouer après mais li ci am solo mooy dañ koy gagner pare moo tax dañ leen wax ne ci duel yi nañ ko jéem a gagner deuxième ballon yi aussi ñoom ñëpp ñu présent pour au moins yàlla may ñu mën a remporter derby bi mais li ci ëpp solo rek mooy ne derby bi li ci am solo mooy boo ko bëggee gagner il faut nga am ay joueurs yoo xam ne dañoo engagé te je pense que tey yàlla may nañ ci ndam dañ koy sant yàlla bu baax. benn bit moo am ci match bi Abdallah Ñing moo ko dugal bi jogante bi desee juróom-benn simili mu mel ne nag waa Mbour Petite Côte ci juróom-benn bit yi nga xamante ni jël nañ ko ñeent yi ci waxtu wi lañ leen ko dugal muy lu ñu war a soppi bu ñu sukkandikoo ci seen entraîneur di italien bi di Victorini Mauri. sempre nel finale probabilmente la colpa dell'allenatore che non le prepara bene. effectivement li ñuy perdre ci dernière 5 minutes bari na trop mais donc faute bi moom la quoi kenn moom faute bi ci moom la. al giorno d'oggi il calcio più che con i piedi le partite si vincono con la testa. footballu léegi bi c'est pas que ne tànk yi ñoom moo koy gagné mais bopp yi ñoo koy gagné. negli ultimi minuti. donc ñun suñuy joueurs amuñu habitude de jouer avec tranquillité surtout rawatina dernière minute. perdi le partite sei in fondo. champion Sénégal c'est compliqué wul quoi boo gagné ñaari match yaa ngi ci kaw boo perte ñaari match yaa ngi ci suuf donc dañ ci gën a bàyyi xel pour gën a liggéeyaat bu baax quoi. mu ñaareelu ndam yi mu tegale gannaaw ba Stade de Mbour amee ndam ci MPC mu tax ñu bind fukki poñ ak ñaar mu yéegee leen nag ci classement bi ñu nekkee ci ñaareelu place bi défaite bii nag day gën a tax ki nga xamante ne mooy Mbour Petite Côte suux ñaareelu pàccu tableau bi lee Moustapha Sall fii ci Mbour jox Sud FM. Moustapha Sall Samba Linguère yi ñoom itam ñoom ñoo daal di dóor li lee di waa Africa Promo Foot ñaari bal ci benn ñu dem ba ca Ndar fekk fa Yves Tendeng. ñi nga xam ne ni ñooy Samba Linguère yi ñoo daal di ubbi score bi ci juróom-ñetteelu simili jongante bi ci benn corner bi nga xam ne ni kii di seeni capitaine di Amadou Doudou Soumaré moo ko daal di dugal ci jongante bi ci seeni digganteeg équipe bu Africa Promo Foot. boobule équipe sax daanaka biñ ci tegalee juróomi simili la ñu daal di égaliser ci benn penalty bu nga xam ne ni seeni capitaine di Pathé Diop moo ko daal di dóor te mu dugal ko. waaye ci juróom-benn fukk ak juróomeelu simili jongante bi waa Linguère bu Ndar daal di am benn penalty te kii di Mouhamed Rassoul Ba daal di ko dóor mu def ko but. score final équipe bu Linguère bu Ndar daal di dóor Africa Promo Foot
ci 2-1 ci seeni coach di Abdoul Majib Diagne daal di rafetlu boobu leen ndam. waaw match bi doom xamoon nañ du yomb parce que ñaari cat yi ñoo doon daje pay bi ak ndaare bi donc xamoon nañ du yomb ndax dañuy jaay seen bakkat donc noonu la mu doon demee mu teqali ko si bal arrêté si football bi la bokk donc lu def lu sant yàlla di ndokkeel samay joueurs di leen encourager encore. waaye kii nga xam ne nii mooy entraîneur bu Africa Promo Foot moom daanaka mu ngi ñaawlu anam ci ni arbitre yi doxalee Pape Georges Dunion. Linguère équipe bu mag la ñun équipe bu mag lañ xëy na dañoo toll si diggante bi mais bi ñuy ñëw bi ñuy demee ba si biir but bi boo xoolee matul ñaari minutes ñun dañu leen a fekk si dugal ak penalty égalisé mais bu du woon erreur arbitre bi au jeu boobu muy am ba muy dem di leen may penalty du dugg dinaa nangu ko gagné nañu mais dama ne arbitre bi moom it bu baax défaite bi ñoom am nañ si wàll parce que bu tiré woon au jeu boobu défaite bi xëy na du am. waaye ak ndam bile Linguère bu Ndar jóge amaat daanaka ñi nga xam ne ni ñooy Samba Linguère yi am nañu tey ji fukk ak juróom-ñeenti poñ te mu waral leen ñu doon équipe bu jiitoogum ci biir championnat bile ak juróom-benn victoire yi mu am benn nul ak 0 défaite ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tandang Sud FM. egsi nañ ci xët gi ñu jagleel lu gënoon a fës ci ay xibaar ci ay bés bi ñu génn Marie Rosalie Ndiaye. daal leen ak jàmm ci seen jotaayu xibaar yi gënoon a fës ci ayu bés bi ci Sud FM seen rajo. ab jàmmaarloo gu taratar moo am altine ci diggante militant yi fare ci parti Pastef ak way takk der yi lu ni mel amee ca cité kër góor gi di bërëb ba nga xam ne fa la Ousmane Sonko dëkk la ko waral nag moo di waa police dañoo bëggoon tasaare ndiiraan gu mag a mag gi nga xam ne mu ngi woon ci buntu kër Ousmane Sonko ngir fësal ko ne moom la ñu àndal ci coow li nga xam ne da ko topp ci digganteem ak Adji Sarr ca mujjantal ga ñuy sànnante ay lacrymogène ak i xeer ñu bëri nag ñu teg leen loxo Babacar tàngoon na lool tey fii ci cité kër góor gi ay gaz lacrymogène ak i xeer lañ fi daal di gis muy jolli mu di ndaw yu fareex Ousmane Sonko daal di takku lool jàmmarloox takkader yi ngir ñaawlu li nga xamante ni moom la ñuy woowee wàllum injustice. dëkk bi Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom na nekk na dirigé mu baax ñun ñu opposé ndax ku àndul ak moom rek mu not la loolu dafa war a jeex lii moom du fi jàll. tension bi di gën di yokk saxaar si di gën di jolli ay pneu ñu daal di koy taal ay oto ñu daal di koy tojati situation bi gën di jéggi dayoo takkader yi mel ni kuy deltu ginnaaw manifestant yi di yuxu ndam dem bay yëkkati drapeau bu Pastef ñu ngi fii fu tolloox 20 mètres ci këruk Ousmane Sonko ñii di célébrer seen ab victoire takkader yi làbbaliwaat seen ab song waaye ca wet ga mu mel ni ñu ngi waxtaan ngir dal mën a dellu si waat mu di dal bu yàggul lool la ndaxte yooyu la jàmmaarloo daal di nañ koy tàmbaliwaat. gannaaw loolu ay parti yu bari fare ci kujje politique yi fësal ne ñoom it ñu ngi jàppale ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ndax li ñu gëm moo di ne mbir mi ab complot la ngir neenal ko ci wàllu politique iséñan. Front de résistance nationale taxawu Sénégal LD Debout Congrès de la Renaissance démocratique wala sax yoonu askan wi ñoom ñëpp ñoo taxaw jàppale ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko gannaaw bañ ko jiiñee sàkku parti wala mbootaay parti nekk ci opposition yi ñoom ñëpp ñoo bokk nu ñu gisee mbir mi nee nañ daal régime bu fi nekk li muy jéem moom mooy faagaagal ak nasaxal koo xam ne mën na jàmmaarloog ñoom ci langue politique bi. Front de résistance nationale sax di fàttali li dal Karim Wade wala Khalifa Babacar Sall ñii ñu tëj leen ñii ñu génnee leen réew mi nee nañ loolu démb la xewoon tey Ousmane Sonko la ñuy fexeel te loolu ñoom ànduñu ci benn yoon ba tax na dañuy laaj askan wi yëpp jug taxaw jàmmaarloog jëf bi ni mel. taxawu Sénégal di ko dëggal ne nag régime Macky Sall tàmb naa jëfandikoo yoon ngir daal dina saxal ab adversaire LD Debout ne waaw wax ne sax li ñuy tuumaal kii di Ousmane Sonko du lenn lu ñuy jéemee fexeel ab adversaire politique te loolu dafay nasaxal démocratie ci ab réew. CRD di Congrès de la Renaissance di laaj sax gannaaw ñooñ ñëpp kan moo ci nar a topp ba tax na CRD di laaj ñëpp boole seen doole ngir jàmmarloo dynastie Faye Sall yoonu askan wi gis ne li ñuy topp Ousmane Sonko jamono yi du lenn lu dul ab plan boo xam ne dañ ko tëral ngir jëlee fi ab opposant
te jàpp nañ ne sax régime Macky Sall tàmb naa jëfandikoo bu dul ger jël rek yoon teg ko sa kaw ngir fexe ba kenn du jàmmarloog ñoom ci langue politique bi looloo tax opposition bi yëpp ci seen déclaration daal di taxaw ci wetu Ousmane Sonko fas yéene koo jàppale jàmmarloog régime Macky Sall waaye ci ban anam la ñu fas yéene amal xeex boobu. ngir càmbar lu soxal immunité parlementaire Ousmane Sonko di fexe ba dindi malaanu kiirlaayam bureau bu assemblée nationale ak conférence président groupe parlementaire yi daal dinañu lëlu alxames ci assemblée nationale ci fukki député ak juróom-ñaar ya fa teewoon fukk ak juróomi wane nañu ne ànd nañ ci lu ñu mel mu di ab lël boo xam ne ñu ngi ko amal ci teewaayu takk der yu bëri ngir kaaraange Abdoulaye Diop. mu mel ne ay waxtu rek moo ci daal ci des bureau bu assemblée ak conférence président yi daal dinañuy ànd rek ci sa côté fopp yëkkati mbalaanu kiiraay bu député Ousmane Sonko Cheikh Bara Dolly Mbacké moo jiite groupe parlementaire liberté et démocratie. la ñu fa indi mooy paraadum kiirlaay mu Sonko ngir ñu yëkkati ko ci biir loolu ñoom 17 yi 15 yi voté nañ ko 2 yi nga xam ñoo nekk ci opposition man ak yaay Mame Albis dañoo voté non majorité bi jàllale nañ gat yi nga xam ne jàpp nañu ko mooy le 15 danañu amal commission des lois pour mën a taxawal commission ad hoc le 17 la ñu war a amal plénière boo xam ne mooy def li nga xamante ne muy commission ad hoc boobu. commission ad hoc bi bu ñu ko taxawalee député bi di Ousmane Sonko dinañu ko daal di déglu. boobaa nag la cay topp mooy déglu ki nga xamante ne ñoom dañ ko tuumaal muy suñu collègue Ousmane Sonko loolu yi tamit yoon may na ko buy ñëw mu ànd ak avocat boo xam ne ci maanaam député lay doon wala bu fekkee amul avocat boo xam ne député la moo ànd ak député boo xamante ne mooy nekk avocat. ca beneen wàll ba Cheikh Bara Dolly Mbacké ñaawlu na li ñu jotul rapport d'enquête bu section de recherche. ñetti lettre la boole indil ñu mais indilul ñu benn document boo xam ne nun gis nañu ko boo xamante mën nañ ca teg suñu loxo ndax dañu jàpp ne lu mel noonu su ñëw waroon naa mën a ànd ak PV enquête bi nga xamante ne moom la section de recherche gendarmerie def ndax ñoom ñett ñooñu ñëpp muy garde des sceaux procureur ak juge kenn ku ne am na ko kon normalement lu toll ni assemblée nationale waroon nañ koo mën a am. bés yi di ñëw nag dina am solo lool ci njiital Pastef ñu koy tuumal lii di sàkkuteef ab xupp jëm ci faatub bakkan réunion bu bureau ak bu président bi nag mi ngi amee woon ci kaaraangeeg police gu mat sëkk. ca bët saalumu réew mi base rebelle yi nekk Boumane Sikun Boussoloum ak Badiom ci jamono ji l'armée bu Sénégal moo fa teg loxo ba amatul benn élément bu mouvement des forces démocratiques de la Casamance di MFDC dem nañu bàyyi fa ab toolu chanvre indien bu mag a mag bu ñu sukkandikoo ci colonel Souleymane Kandé di commandant bu zone militaire numéro 5 li ñu doon bëbët ci bile opération de sécurisation daf nañ ko muy dalal xelu ñi nga xam ne nag bëgg nañu dellu si ci seen bërëb yooyu nga xam ne waa MFDC ñoo fa tegoon loxo muy dànkaafu nag waa mouvement des forces démocratiques de la Casamance di leen yëgal ne bépp jëf boo xam ne def nañ ko jëmale ci askan wa fa dëkk ñoom dinañ ko jàppee ni ab woote ci xare ñu teewlu kàddu colonel Souleymane Kandé ci micro Ben Michel Kanfoudi. fi defoon benn opération bu mag pour jëlee fi rebelle yoo xamante ne ñoo fi dàqoon population yi ça fait maintenant léegi 30 ans. donc di mën a dimbali population yi pour ñu ñëwaat seen dëkk yoo xamante ne jóge woon nañ fi armée danañ def suñu rôle de protection de personnes et de leurs biens donc fii léegi mun nañ leen wax ne fii jëlee ko umpak dem fii ba ci Balantakunda bi incha allah mun nañ fee ñëw dëkk fii te duñu am benn jafe-jafe en tout cas ci xamante ne jóge na ci nitu àll yooyu ñu leen doon sonalee fii. ñu mun a également aussi mun a contrôler suñu frontière suñu diggante ak Guinée-Bissau voilà surtout couloir yoo xamante ne ñu ngi ko doon utiliser ñi ñu doon def trafic daaw ñu jaar umpak ñuy jaar ci yeneen piste yu ndaw yi léegi c'est sécurisé. Et puis le troisième objectif moo doon ñu ñëw fii ñu attaquer l'économie de guerre des bandes armées moo doon seen champ de culture chambré. voilà donc là fii base yi fi nekk là moo doon base Boussoloum mooy bu nekk à l'ouest à 3 kilomètres d'ici fii mooy Badiom mooy seen base bu gënoon mag contrairement à ce que ñi lu ñu doon foog laa te Sikoum moo gën a mag effectivement Sikoum c'est juste un état-major voilà bariwul ay nit voilà du amul du xeex. Voilà donc Sikoum aussi nangu nañ ko depuis ci fan yii passé. voilà léegi on a tracé des lignes rouges en Casamance vraiment c'est voilà il y a des lignes rouges qui sont tracées par les armées moom mooy ne léegi voilà kenn warutul jéggi en tout cas kenn warutul laal population yi voilà ku fi laal population nga xam ne yow yaa déclaré guerre donc danañ dal sa ko. gannaaw conseil des ministres bu àllarba bi ñu génn njiitu réew mi Macky Sall wone na ne dafa jàmp ñu def ay jëf yu soxal xeex bi ñuy xeex mbas mi di Covid 19 naka noonu Macky Sall di woote ngir ñu baral lépp luy
sunuy matuwaay ngir ñu fexe ba vacciner fekk diir bu gàtt ñi nga xam ne ci askan wi ñoo ko gën a yellool. njiitu réew mi Macky Sall di woo ministre de la santé et de l'action sociale ci lëngoo ak ministre des finances et du budget ak yeneen ministères yi nga xam ne am nañ ci wàll ñu def seen kéem kattan ba ñu amal ab lancement bu soxal campagne de vaccination boobule ci réew mi yëpp fekk njeexitalu weeru février bi ñu nekk. mbokk déglukat yi yile xibaar gënoon a fës ci ayu bés bi ci Sud FM seen rajo ma leen di jaajëfal di leen jox dig daje dibeer bi di ñëw. Birama Ndiaye. mbokk yi foofu la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi li ci gënoon a fës bokk na ci farandoo Khalifa Sall yi ñoom ñu nekk foofee ca département Pikine ñoo ngi jàppal tànk Ousmane Sonko ak ñooñam gis ne nag lii la di nguur bi fi nekku fi lu dul rek di xor ñooñal ak ay xupp képp ko nga xamante ne nag yaa ngi taxaw ngir rek daal di ko diirante mbagg teewlu ngeen ki addu ci seen tur di Ibrahima Anne noone itam la ñu daal di addu ci beneen mbir bokk na ci ñaar nit ñu daal di tegub loxo nekk tey ji foofee ca Cap Manuel ginnaaw bu ñu demoon seeti seeni ñooñ farando Pastef fii waa dik ñoo leen daal di tegub loxo teewlu ngeen ki addu seen tur loole boole nañ ci yeneen xeetu xibaar l'accident bu métti bi am foofee diggante Bambey ak Diourbel loolu itam ñeenti nit daal di ci ñàkk seen bakkan ñeneen jële ci ay gaañu yu métti li ni mel boole ci tàggat yaram jeexale ko lu gënoon a fës ci ay xibaar ci ayu bés bi ñu génn ak Marie Rosalie Ndiaye cant ngërëb ñen na leen ci kanam tuuti bu 22h jotee ki la di Aïssatou Gueye ba ñëw ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon ñu gërëm bu baax Alassane Wade mi féete woon ci xarale gi. Birama Ndiaye.